téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si tey jii ñu am mbégte dalal Basirou Ba ci seen émission kennu askan wi Basirou Ba nekk baykat naka noonu jiite mouvement bu ñuy wax aar suñu moomeel ñu toll si période campagne électorale alors monde rural bi nan nañ gisee campagne bi solo gi la naka noonu si biir waxtaan bi daañ ñëw tamit si situation bi nga xamante ni moo am Mali yan njeexital la am ci wàllum dund bi ndax gis nañ ni mbirum yàpp prix bi yokku na la ma ko waral aar suñu moomeel ki nga xamante ni moo ko jiite dina ko yaatal mbirum foncier tamit duñ ko bàyyi ginnaaw ndax dem si rentrée solennelle des cours et tribunaux amoon ca cour suprême njiitu réew mi président Macky Sall mu doon àddu si lu nu mel ndax thème bi loolu la woon moo lay dalal jàmm ci plateau kenn askan wi fii si ITV Basirou Ba. maa ngi lay fay El Hadj Malick di fay waa ITV yëpp. très bien képp koo xam ne mu ngi bàyyi xel. am na solo alors Basirou Ba dañuy tàmbali waxtaan bi comme ni ma ko junjee léegi ak campagne électorale bi ci monde rural bi alors campagne électorale bi ci jamono ji nga xamante ni monde rural bi ñoom dañ yàggoon jaaxle sax laataa ñuy dugg si campagne bi jamono ji xar kanamu monde rural bi si période campagne électorale bi lan la. waaw kanamu monde rural bi ci bii jamono ñu toll. mooy sëngéem jaaxle te yaakaaruñu ku leen wéttali bu fekkee ne sax am na wéttal tuuti mooy xumbaay bi nga xam ne moom la suñ bokk yeneen ñi di def mooy politiciens yi ci campagne yu ñu nekk. xumbaay bi ñoo ko si monde rural bi tamit dafa amul xumbaay. moo tax peut-être pour dalal seen xel. pour dalal suñu xel waane bu dul loolu soo demee ci monde rural bi la jamono da ngay foog ne dëkk bu ci ne dafa am dëj bu fa xew. dañu dem dañu sentir wéetaay ak tuumuranke jafe-jafe bu doy waar bu am ci monde rural bi. li tax mooy ñun ñëpp xam nañ ne nawet bi passé képp ku ne yéeg na ne neexul amuñu woon jiw bu baax ñëpp xam nañu ko. amuñu woon engrais yàlla ji ren bi nu mu tawee dafa doy waar nawet bi gudd gàtt. su mu ne gudd gàtt mooy gudd benn côté bi mooy ñi teel ji yoon nji bu ndaw bi ak ñi bu mag bi ak nji bu ndaw bi différence bi def na rek ñaari weer ci gën a gàtt. ñi nga xam ne ñoo amoon njiwu ndaw bi après tabaski lañ ji ñooñu la ku ci nekk boo déqee sa tool ba dajale ko ba pare jarul ngay tàqale lii di gerte bi ak lii di ngooñ bi da nga ko jële yóbbu ko def ko ngooñ bennoon dem jaay ji ko li nga xam ne mooy nit ñi jën ngooñ wala nga jox ko jur gi ñu lekk ko. très bien léegi soo amee ki nga xam ne moo amoon njiwu mag bi moom moo amoon gerte bu mag bi moom xawoon na tàqale waaye dafa xaw a sax da xaw a oyof. léegi nag su amee ñu ne déeta waaye kon ren kay ñëpp xam nañ ne gerte bi bariwul kon dafa war a cher. ci koo xam ne dafa daan jaayee gerteem at bële passé juróom fukki dërëm. nga xam ne moom la état tegoon. waaye ñoom waa état mënuñu woon am sax jënd benn kilo gerte ci prix boobu ñu xam ne joxe woon nañ ko. oui tax ñun ñu jege woon ci voilà. très bien daañu ñëw sax si détail si li lu mel alors jamono jii baykat yi ñu ngi si biir campagne électorale bu baax. waaw yéen a ngi si. déedéet nekkuñu si. lu tax nekkoo leen si. ñu ngi ci heure bi waaye ñun nekkuñu si. maanaam ñun taloo rek campagne électorale. campagne électorale noo taluñu ko ñi nga xam ne ñooy dëgg-dëgg baykat ñoom mënuñu tal campagne électorale. li tax nag mooy ku ci nekk comme li ma la wax nii. oui la nga am ko niw bariwut diisul waaye amoo foo ko jaayee xamoo koo koy jaayee mu ngi ne gàdd ci say loxo. ba léegi nii. ba léegi ñuy wax ak yow baykat bi mooy dem di wëri ji di xool kan lay jaay lii di gerteem kooku boo ñëwee di def campagne ay la yeween nag. comme ni ñu xamee suñu mbokk baykat yi nga xam ne man ak ñoom toujours ci loolu la ñuy dëkk mooy bu nit ñëwee war a def campagne politique ñu ne fa ñu ko ñoom seeni soxlay bopp dem topp la. loolu moom bu dee am na riir moom mu ngi fa. riir mu ngi fa ñoom suñu ñëwee lan la leen di wax. waaw foofu nag ngay ñi fa jot a jaar. waaw ci nga jaxle El Hadj Malick. ah bon ci politique gu Sénégal. parce que politique gu Sénégal mooy loo xam ne da ngay foog ne rek benn livre la buñ bind depuis Maam Senghor. maanaam ku nekk daal da ngay réciter. da ngay réciter loolu moo fa am kenn ci ñoom mënul xàmmee fii mooy Dakar fii mooy Thiès fii mooy Nangam. ah bon par exemple tey Diouf Sarr moo nekk fii ci majorité bi ni ñu ko waxee ñi ci mairie Dakar fii moo koy wër nga dem fële tey peut-être que même bu dee Abdoulaye. ah mais Diouf Sarr am na aussi yeneen candidat yu si nekk. waaw mais ñoom la ñoom Barthélémy Dias ñoom Sam Wardini ñoom Mame Mbaye Niang ñoom Doudou Wade ñoom Pape Diop. ñoom Massamba Sy waaw ñoom ñëpp mu nekk juróom-ñaari candidat du politique bi moo ma intéressé mais discours politicien yi moo tax may joxe kenn rek ci ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk sax nga xam ne ñoo yor réew mi tey parce que su ma la joxee Abdoulaye Diouf Sarr fii dama lay jox Abdoulaye Seydou Sow Kaffrine jox la tey kii di Moustapha Diop bu Louga mën laa jox tey Yankhoba Diattara bu Thiès mais yow ñi ngay lim nii mooy ñi nekk si pouvoir bi moom laa lay wax nga jógee fa dem lu tax nga taamu si ñooñu
moom laa lay wax ñu ne ci pouvoir parce que au moins que moom la nit ñi yaakaar ne ñoo nekk ci li war a joxe solution yi tey yaakaar bi coono bi métit bi ci ñooñu la ñu ko yaakaar parce que kii opposé day wax pour feeñal jafe-jafe bi pour bu ëllëgee buñ ko joxee mu defar tax yaakaar la ki koy joxe da koy yaakaar mais ki ñu jox nga xam ne dafa digg woon ba pare kooku dafa am lu ñuy xaar ci moom léegi nag tey boo ñëwee ci ki nga xam ne moo nekk Dakar ki nekk Kaolack ki nekk Thiès ki nekk Kaffrine bokku même li ñuy wax mooy financement yi maanaam da nga bëgg wax ni ñoom seen discours yi benn la kon lii day confirmer li nga doon wax léegi que ni ñoom daf mel na ku si nekk da ngay réciter kii rek ñuy réciter di dem alors que man xam naa te yow xam nga ne jafe-jafe yi soxla yi Kaffrine ak Dakar bokkul très bien loolu moom dëgg la moom léegi nag te yow da ngay même discours ngay dégg financement ak lan financement oui xëy ndaw sécurité jeex na lii mooy seen liggéey assainissement la ñuy wax nit ñi su ngeen ma falee ñi nekk si pouvoir bi léegi ku jigi nag seen discours lan la ku jigi mooy li fi nekk dara baaxul su ngeen ñu fi tegee bu ñu def li fi gën te ñii fi toog tey loolu lañ doon wax bañ teg leen fi te xam nga bu gisee élection yi 5 ans la waroon def maanaam kii ñoom 5 ans lañ fi waroon am bu ne at ñu def 7 ans diggante boobu njuumte ak nit ku mënul dafay gën a feeñ te dinaa la wax leen na nit ku nekk mën naa falu maire ci réew mi ah bon oui lu tax nga wax loolu dafa nga teg Bassirou Ba fi ma ko teg mooy ñi fi nekkoon dañ fi yàgg ku ci mën sa mënteef day feeñ waaye ku ci doon cuune sa cuune day feeñ trop te ci diggante bi dafa am ndaanaan yu ciy màgg ndaanaan nag mën na doon ci man discours bu neex wala mu doon ci am sax programme wa illaa mu doon ci njublag boo xam ne am na fu mu nekkoon ba lépp jox ci diggante mu jekku fii mu am benn phénomène politique bu fi xew ñëpp xam nañ ne léegi opposant bu am doole moo fi am boo xam ne ñëw na nit ñi yaakaar nañ ko te ñooñu le ñoraguñu miiraguñu mataguñu mat boo xam ne ku ci nekk danañ jàkkaarloo ak El Hadj Malick xam ne kii mooy El Hadj Malick qualité yi la yor te ku ci nekk ci ñoom dafa am ñoo xam ne ci ni commune yi toll yëpp dafa bëgg a am ndaw yu leen fa nekkal ndaw yooyu la nag xamuñu ñan ñooy ndaw ña fa nekk ñoo war a xam ne ci laa war a tànn ci sama gox waaye nekkul bopp ba ma seen fële ca tête de liste ba wala ca tête de kii ba moom laa war a tànn te njuumte boobu moo nar a tax ba nga xam ne ñu bëri danañ fal ay maire yoo xam ne oui alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Bassirou Ba jiite mouvement aar suñu moomeel mooy tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi Bassirou ñu àddu jëm ci wàllum yàpp gi cher na de yokk nañ ko de xam naa ni moom luñ tëj frontières yi diggante tamit Mali ak dëkk yi nga xamante ni ñoo ñu wër benn si dëkk ko wër benn si Sénégal ñu gis ni yàpp gi soo demee fii si Médina su ma juumulee rue 5 angle 6 foofu léegi yàpp gi toll na dem na ba 4000 dem sax ba dépassé 4000 dem ba ay 5000 loolu bokk na ci conséquences yi loolu da nga koy confirmer yow en tant que paysan nga jiite mouvement bii di aar suñu moomeel. d'abord ñu ngi masawu Mali. waaw Mali suñu mbokku Mali parce que ay sœur lañu. oui ñu fa nekk. loolu mooy importance nag ñi ñu jiite war a xam li ñu war a def parce que bu jafe-jafe amee ñun ñi néew doole ñooy fay le pot cassé. tey ak lu mën a xew am na situation boo amoon créé wu ba lii xew. ñu ngi leen ci masawu. waaye ci loolu su amee tey du rek yàpp moo yokku dem na ba 5000 te 3500 la woon. de 3500 la woon te léegi dem na ba 5000 junne te loolu bu amee jafe-jafe la boo xam ne dinaa ci ñëw ci programme bi nga xam ne tey ñii di suñu mbokk politiciens ñoo ko waroon def pour ci monde rural mu xaw a wàññeeku mu waroon war a wàññeeku mais daf ci yemul ci jafe-jafe bi ñun démb rek ñu ngi fay woote suñu benn sœur mu ñu wax ne gaz bi nga xam ne ñun ñu ngi koy jënd fi 2800 ñoom léegi actuellement Mali mu ngi fay jar 7000 francs gaz bi 7000 francs 7000 francs ca Mali loolu bu continuer nga boole koo xam ne ñun fii ren mboq amul Sénégal mboq boobu nag daan jógee Mali di ñu dimbale ak basi ak gerte bi jiw yi daan jële ji ci bitim réew surtout Mali dafay am njeexital bu fort fii nga xam ne ñun ci réew mi lañ bokk ci réew mi te ci Sénégal te noonu lay amee njeexital bu ëpp ci ñoom waa Mali kon jafe-jafe boobu li ma ciy ñaan moo nañu fexe ba réew yi ànd waxtaan ba déggoo am Mali gisaat boppam bokkaat ci réew yi nga xam ne dina am dem ak dikk parce que Mali ak Sénégal li ñuy wax Gambie ak Sénégal mais benn bopp ñëpp ay sœur la ñu benn la ñu donc manque yàpp boobu nag gis nga tey bu amee li ko waral mooy buñ dem bay basé wu ci Mali di ñu jox nag yu bari foofu lay duggee ça veut dire que fa lañ gën a compté wu ci suñu yàpp responsabilité état daf ci am ci vol de bétail mooy sàccum jur bi waaye aussi tey ñi nga xam ne ñoom ñooy politique ci gox goxaan am nañ ci responsabilité xam nga tey bu ma ne dama nekk ci ab gox dinaa wuutal ay ndaw xëy
mais naa ko def ci benn affaire mooy naa ut man mii di mairie ut benn bi ci boo xam ne dama koy def ay projet pour xale yi ñi tolloo ak yar ginaar ñi tolloo ak yar xar ñi tolloo ak yar nag ñu yombalal leen li nga xam ne mooy bétail bi xont bi ba mu ñëw waaye defal leen sécurité waaye defal leen loo xam ne bu ñu paree am fu ñu ko mën a jaay mais loolu lu mat rek moom mooy emploi des jeunes bokkul si compétences transférées yu soxal maire yi mais jeunesse bokk na si compétences transférées yi nga xamante ni moo soxal maire yi. alors Bassirou Ba li nga xamante ni moom moo di yàpp gi yokku na te li yëpp tamit mu tax yéen ngeen yàgg insister jëm ci wàllum vol de bétail gis nañ ni li nga xamante ni moom moo di état au Sénégal lu mu si jël ginnaaw bañ ko voté assemblée nationale daan yu diis yi nga xamante ni ku ko def mooy tegu sa ndodd. alors loolu am na suivi sur le terrain est-ce que gis ne ñi nga xamante ni ñu leen di jàpp daan yi ñu ngi tegu seen kaw. déedéet daan yi amu ci waaye pour wax la li ma la wax léegi. ci daan yi amu si. emploi de jeune bi li ma la wax. oui parce que Abdoulaye Seydou Sow moo taxaw ci biir Koungheul yëkkati baatam ne dina utal xale yu bari liggéey mooy li ma la wax ci même discours bi. ma ne bu mu doon ut ay liggéey mais na ut ay solution pour ndaw yi nekk ca gox ba. ndaw yi nekk ca gox ba. waaw ne mairie bi ut budget boo xam ne. jàpp si dara jàpp ci. oui. dama leen di jox dolli foofu laa waxee programme. très bien am na solo léegi li nga wax léegi ci vol de bétail bi xam nga voté nañ loi bi teg nañ ko ensemble teg ko fa. teg la tudd. teg la tudd. amul bés bu yàlla di sàkk dañ ko teg amul foofu bés bu yàlla di sàkk te aw ma ay appel fajar jël nañ sama jur moo xam fas la moo xam nag la moo xam bëy la. lu si ëpp guddi lañ koy def guddi lañ koy jël. après lan lu xew la ma xew du mujjee fenn wala. waaw da ngay wër soit nga gis. soit doo gis soit nga gis ko ñu ne la fi ko gisee baaxul ci toppin bi léegi-léegi nit réer la moom ci boppam mooy am problème au lieu ñuy laaj ci sàcc waaye moom miñ sàccal la ñuy laaj lu tax nga dem ci bërëb sàngam di fa wëri ji te léegi-léeg sax ay daan di tegu ci réer le ah bon dem nañ ba ñoom yaakaar si ku réer le ci ki réer le dañ dem ba yaakaar ne yëf yi est-ce que amul baara yëgoo wala sax ñoom ñu am ndey ji dikkee wala baay ji dikkee ci ñi nga xam ne ñooy jëlkat yi loolu moo gënoon tax juddul ak suñu moomeel ci vol de bétail bi. parce que kii réer la des fois xëy na du xam ni muy demee ba yegg ci fii di brigade bi ak nu muy waxee ak ñoom la cay war te ñi nga xam ne ñooy jëlkat bu ñu demee ba am sax kuréel ay avocat ak ñu leen di jàppale loolu dañuy xam ne lii dafa am leneen lu ci tax moo tax vol de bétail bi bu juddoo bañ def loi bi lépp te amul benn njeexital dañ naan président nag jot na jaaxle nañ ci te loolu moo tax tey ñi am problème ci lii di Mali di am problème bu tabaski jotee di am problème ci ndawal ak lépp waaye Sénégal ak ni suuf bi toll ak ni gàncax ga toll ndox bi ni mu toll ñu yaral suñu bopp ay jur bay am ndawal bu doy sëkk defal alors est-ce que tamit lii nii du dem ba ñuy wax dañu war Sénégal dafa war a saa su nekk comme dañ koy wax rek théoriquement mais ci wàllum pratique lu jëm ci wàllum consommer local mu nekk lu nga xamante ni lu matadi la maanaam mu mat ci fànn yëpp wàllum consommer local Sénégal daf ko war a jiital saa su nekk. waaw xam nga loolu lu war a am la. oui te jéego yi ñu ngi fi am na ay acteurs ak actrices yu fi nekk di ko jéem waaye dañ leen dul jàppale. suñu état bi bu fekkee daf ciy wax bàyyi lay doon. ñun bind nañ fi def benn entretien bu mag ñu ngi doon ñaan kii di Marième Faye Sall. c'est la première fois Sénégal am. benn kii soxna bu jigéen soxna wu sénégalais boobu laa bëgg wax première dame bu sénégalaise tey mu créé benn diine def ay mbaxalu Saalum tegal ñu ay soom bi teg lépp ñu defar ko def ay jus Dakar xam naa ne ñi sant Mbaye ñi sant Touré Camara ak ñi sant Jaxate moom li nga wax ni moom vraiment moom seen xel nekk na si. def ko ñu dimbali ñu aussi ñi nga xam ne ñooy suñu menuisier yi ñu dem ci. comme mobilier ma gis. oui def ko 100%. mobilier bi wane ko ko voilà ñu def ko. mais loolu moo fi amul benn njeexal dañ koy wax rek dem te buñ paree ku nekk si ñoom dem exporté ji mais nag ñun aussi suñu waa réew ñu fexe bay xam lépp loo xam ne mooy responsabilité ci nit bu ba jox la. alalam nga def ko na nga ko war a defee defal ko qualité mais def ko à temps ñu bàyyi di wóor loolu ak daw très bien mais c'est important pour ñu forcer loolu ba mu am ci sénégalais. très bien alors Bassirou Ba ku wax mbirum monde rural sa xel dem si suuf dem gis nañ si talaata gi njiitu réew mi président Macky Sall doon présider lu ñuy wax rentrée solennelle des cours et tribunaux thème bi doon nekkoon justice et conflit foncier application de la loi sur le domaine national njiitu réew mi wax fa ay kàddu ginnaaw bi nga xamante ni discours d'usage bi am na benn magistrat bu ko liiroon naka noonu aussi même bâtonnier de l'ordre des avocats mais Papa Leyti Ndiaye wax na fa ak ki jiite premier président bu Cour suprême alors mbirum suuf
dem ñu ko doon waxtaanee ci rentrée solennelle des causes et tribunaux te loolu aussi yow Bassirou Ba yaa ngi ko doon bàyyi xel dégg nga kàddu njiitu réew mi président Macky Sall la. waaw oui. waxaat la. waxaat la parce que génnoon na fii ci yéen. oui conseil kon daal du lu bees ci yow. du lu bees ci ñun. waxoon na mais application bi moo des. mois de décembre bii ci la waxoon na ñetti ministères yi daje intérieur élevage ak agriculture. ñu gën ci waxtaan parce que man côté bi ma ci gën a yitteel te muy ci képp koo xam ne mooy baykat ak sàmmkat. bi nga xam ne ñun ñoom lañu yore mooy jafe-jafe bi am ci diggante sàmmkat ak baykat. ñëpp xam nañ ne ren li taw gëj na fee am. taal nañ fa ay naaf ci fële ci Soto ak fële ci kit nekk ci lat mbeng bi lu mat juróom-ñaari naaf fële ñetti naaf. gor nañ fa ay nit jamante nañ fi def lu nekk. go dagg fi ay nag ak lu xew. loolu bu fekkee day am ci jafe-jafe ñun fi ñu toog ci benn département nga mën fa lim lu mat fukki gaañu wala fukki yàq-yàq ak yu teg ci benn semaine kon jafe-jafe dafa am. loolu nag ci lañ waxee te ak su ma bind ci lu wóor jox ko kilifa yi di xaar mën ci liggéey ak ñoom dañuy wax ni mun na dem ci képp koo xam ne da ngay dagaan gox-goxaan yi. waaye kii président départemental mais. waa agriculture élevage ak intérieur parce que li tax mooy loolu dafay indi mbirum xeet la fiy indi. mbirum xeet parce que dañ dem ba képp kuy baykat da nga mer yaakaar ne kii di yàq sàmmkat bi dafa am tuddee ko xeet. ñoom sàmmkat yi ut yi tuddal baykat yi aw xeet mu doon jafe-jafe boo xam ne bu ñu ko arrêté wul dafay teel a indi fii problème te li koy indi jeefu suuf la gis nga saawo yi. baykat yëpp dañoo nanguwul te dañoo bay lii di jur gi fi ñu war a dem sàmm jee ak fi ñu war a jaar loolu état moo war a arbitrer benn kii di sàmmkat bi aussi di ñu jël jur gu bari jox ay xale yu tuuti ñu koy sàmm du ñu am xarañteef ak xel mi ba mën a xàmmee lan mooy seen jur gi fi mu war a yem ak lii di toolu jàmm am na solo te jàppal ne lii di jur dafa nekk alal buy lekk alal léegi nag loolu da du nekk état moo war a ma arbitrer li mel noonu loolu nag suy am di continuer ci ab gox di demaat dañu war a teel a tracé xool même bu fekkee ne ñun am nañ ci ay solution yoo xam ne bu dee baykat bi ren day bay fii déwén mu bañ ko bàyyi ñu sàmm ko wa illaa ñu xool ñi nga xam ne dañoo nekk foo xam ne dafa xatta ñu am jur gu bari ñu yëkkati leen fa dédommagé leen wax la ñu dem ci àll bi nga xam ne mën nañu fa sàmm seen i jur te ñu am benn très bien alors Bassirou Ba moo fàtte mooy tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi moo jiite mouvement Aar Suñu Moomeel alors lu jëm ci wàllum commission nationale bi nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllum réforme foncière defoon na seen ay conclusions recommandations loolu sax dem génnoon na si waxtaan bi mais quand même ba léegi nii. 2017. ñoom def nañ seen liggéey mais ba tey ba sànq mbir mi fa mu taxawoon point A fa la taxaw ba léegi. fa la taxaw depuis 2017. lu tax ñu ngi defoon nañ ko 1980. 2005 yooyu def nañ ko mu taxaw léegi nag ñun suñu problème mooy lan moo tax mu taxaw. lu tax te loolu dafa mooy suñu problème te loolu dafa. bokk dafa am ay intérêt yi nga xamante ni moom moo laxasu si mu suuf moo tax mbir mi fu mu taxaw fa ba léegi. wala mooy point bi important nag. ci jamono jii ñuy wax ak ñi ut. baatu askan wi. très bien parce que man mooy gox-goxaat yi. gox-goxaat yi. gis naa ci ñi nga xam ne ñooy dabaan baatu askan wi ci li ma soxla am ku ko laal waaye na mu ko laalee ca laa tiite parce que nee na fii ma wër yéen ñëpp ay sàkket ak i néegi ñax ngeen am dina fexe ba loolu jógee fi waaye ci lan la ko teg mu ne fexe ba jaay indien yi suñu suuf ak ñi di espagnol yi pour ñu dindi fi sàkket yi. ma ne loolu musiba la dëkk ci mu jaay leen ko jomb. jaay leen ko tabaxal leen ko ñu jógee ci sàkket ma ne loolu musiba la jaay sa suuf bi nga xam ne moom nga war di dundee chaque jour ñu jaay ko pour nga tabax après li des lan la fooy dund jee loolu mooy problème bi kon jàpp leen nañ xam lu bëri ci ma doon expliquer ñu bëri ñu ngi taxaw tey suufa leen tax a jóg muy benn mais amuñu benn programme wala dara mais suuf ba xew ca parce que dëkk monde rural yi ñëpp lañ soxla seen suuf kon waa kaw gi nañ bàyyi xel bu baax ci loolu beneen bi mooy mënoo nekk ne da ngay daagaan baat askan dégguñu wax benn yoon ci lii di xew phénomène bi nga xam ne heure bi dëkk yu bëri yaa ngi dégg ñi takk amuñ ci benn programme et pourtant Aar Suñu Moomeel am na ci programme boo xam ne ñoom dañ ko war a def mën naa ci may lu ma gàtt benn maire bu ci ne ci sa budget mun nga fexe ba bul am sapeur amul problème yow utal benn auto citerne au moins teg ko ci sa buntu mairie bi former 6 nit ñoo xam ne ay chauffeur la ñu doon tam mën ko bu dara xewee du ñu xaar parce que xam nañ ne fi ñu dëkk dafa sori te yoon yi neexul muy benn bi ci des mooy ku ci nekk mu jël ay équipement ki matériel yoo xam ne bu loolu jotee nga jox ko dëkk yi ba pare sant leen ko ñu xoddeeku ñoom ñëpp laataa ñuy lakkale waaye aussi ñu def ay projet vert yoo xam ne dëkk bu ci nekk dañ koy forcer mu samp ay garab ci biir këram parce que am na moyen bi am ci yu mel noonu am na solo très bien ak yeneen ak yeneen am na solo alors yeneen yooyu daan si ñëw léegi mais lu jëm ci wàllum
am loi bi nga xamante ni moo soxal domaine national Bassirou Ba boobule loi ñu réforme yi nga xamante ni moom nañ si xaaral ni bokk nga si ñu jàpp ni loolu dina wàññi tension bi. waaw parce que ñun bay li ñu am ci ay maanaam këyit yoo xam ne. coow yoo xam ne ci këyit ci suuf la jëm wàllum suuf dafa bari. bi ci jiitu na li ci ëpp mooy mbiru ndonn lay doon. héritage kilifa gi day génn héritage kilifa gi day génn. adduna mag ak rakk ku nekk bëgg a am. mag ja bëgg a ëppale. boobulee buñ ci jógu teel ko wax jàppale ki nga xam ne moom mooy baykat bi mu xàmmee lan la moom li nga xam ne tey borom kër gee ko moom ñu def ko ci këyit moom ko ba pare. su fa demee ñu xool nuñ koy séddalee. waaye aussi ñi fexe ba xam fi nga xam ne état moo ko moom nga xam ne moom la nit ñi di ñëw mooy kilifa yi ñëw di ñaan ci ay projet ne dañu am projet nangam ak nangam pour naxee ko baykat yi ñi fexe ba xam ne fii la état yam waaye fii kii di baykat bi moo ko moom. parce que nag baykat mënoo koo xàjjale ak suuf su amatul suuf rek du baykat kon foog ñu fexe ba suufkat yi baykat yi ñu uutal leen seen suuf bii. dafa am këyit yéen a ko moom mais amul benn baykat boo xam ne di nga am sa suuf bëgg a am këyit yi mu yomb la alors que fii ci Dakar bu ñu jënd sax sa këyit sa suuf léegi tey ñu lijjanti la ay këyit pourquoi pas ñun. ñu bañ ne yëf yi du warta am ndondo parce que sa waajur moom woon lii moom la bu état soxlawee da ngay ñàkk waaye nag dafa jot ñu leeralal ni ñun baykat yi. ndax mérite ñu am ci këyit yi suñ suuf yi am ndax bu ëllëgee duñu am jafe-jafe benn ñun ak keneen. bu dul loolu benn ndëgg si rek bu ñu tegal état dafa mel ni daf ci am njëriñ bu muy jëriñoo parce que léeg-léeg ñu indi le projet boo xam dañ naan am na njeexital wala jaar ci benn ministre wala benn homme d'affaires wala benn opérateur économique doo xam fan la jógee ba ñëw te dina la lu mat junniy baykat ñetti nit jëriñu ca loolu nag il est temps ñu tegal mu jeex këyit yi très bien dafa war a leer baykat yi am ay këyitam état fii la yem baykat bi fii la yem comme ça bu ndondo amee ñu xam ku nekk très bien alors Bassirou Ba li ñu dese si ay simili bëriwul noonu ñu àddu tamit jëm tamit ci wàllum campagne électorale ba tey alors politiciens yi di jaaraat si gox-goxaat yeeg yooyu yéen baykat yi naam sax fekkee yow nee nga ni lu la jaaxal mooy politicien bi nekk Dakar bi nekk Saint-Louis bi nekk Kaolack bi nekk Ziguinchor même chose la ñuy wax baykat bi te réalité yi du doon benn si dëkk bu si nekk alors seen ay attente lan la. waaw mooy ci. politiciens yi nekk mooy seen attente mooy bi ci jiitu ku nekk ci ñoom bi laaj dëkk boo xam ne maanaam commune boo xam ne ci monde rural bi la am war nga doon doomu baykat xam njeexitalu lan mooy àq ak yelleefu ku dëkk ca gox boobu la kon li ñuy xaar ci ñoom mooy ku nekk ci ñoom bu joxe jiwu jotee sa waa dëkk ya nekk ci commune boobu la dañuy dawal sareet lu sori dem jëli ji lu tuuti ci gerte ga ci jiwu wa loo xam ne amaan na bu ñu ko fayee transport la cay des du bëri ñu fexe ba def loo xam ne bu commune bi yaatuwee danañ xacc yenn seko yi bañ mën a ñëw jege ci maanaam ku ci yor commune bu xaw a yaatu yor ay kilomètres nga fexe ba def fa au moins ñett ba ñeent point de collecte nga dox ko ñu doxalal la ko nga xam ne nit ki li muy jëli ju bëriwul waaye li muy daw pour jëli ji gerteem du bëri loolu dañ koy bëgg muy benn bi ci des mooy ku ci nekk xam na ne boo nekkee ci monde rural bii doon ab baykat sa suuf da nga koy soxla boobu la ñuy soxla suñu suuf ñoom ñii di ñu ci bëri ci maire yi dañuy dundee suufu baykat yi loolu aussi si dañuy dundee suufu baykat yi dañuy tourner suufu baykat nan nañ koy dundee si yan anam ci li ñu koy amee mooy ni nga xamee ne noonu la baykat yi yëpp di maanaam maire yëpp di utiliser suufu baykat yi fu mu ne nii ñun ñëpp xam nañ ne monde rural bi dafa am ay projet yu bari yoo xam ne moom la gars yi ciblé pour jéem ko am ci lii di monde rural bi moo tax mën na la ren ku ci moytuwul ñu fa teg maire boo xam ne balaa yeneen i élection yéen ci seen bopp da ngeen leen di génne di ngeen luyee ji te bu eboon ñu bàyyi ci xel te loolu état rek moo ci mën a jóg parce que fu mu ne nii kon déjà yow sa xel dafa ñaaw si yenn maire yi nga xamante ni ñoom suñu leen falee ñoom ñu fexe ba aaki moo suufi fa nekk yëpp gis nga élection yii maire yi nar a gagné collectivité yi ñooy ñuy ëpp scandale foncier ci kanam c'est vrai scandale foncier dañ koy faral dégg si yenn maire yi yenn maire yi nga xamante ni des fois sax dañuy dem ba si wàllum yoon wala caabi féete leen ginnaaw ndax wàllum suuf mais jàpp nga ni ak élection yi nga xamante ni moom nañuy amal dimanche 23 janvier atum 2022 muy dimanche bi di ñëw incha allah
si maire yi nga xamante ne ñoom nañu fal jàpp nga ni scandale foncier bu doy waar. moo si nar a am mais loolu foo ko teg Bassirou Ba fan nga ko wékk. fi ma ko teg c'est simple xam nga man balaa maa dugg ci aar suñu moomeel. du yomuma dafa am benn suuf bu ñu bëggoon a jël. ci benn dëkk bu ndaw mu tudd Njigee. 20 hectares ak juróom. ki ko bëggoon a jël homme d'affaires la opérateur économique la bu wéeru ci côté état mu ne lii ngeen may jox dama bëgg a def ci benn usine bu ndaw boo xam ne bu ngeen bayee ba pare ma soo parñi ci li ngeen di bay. loolu kay xaj na ci benn hectare wala sax quelques centimètres. léegi mu am ñaata hectare moom. non loolu dañ ko xeex amu fa. très bien mais fexe nañ ba mu am ko feneen ma wax la ne. mais waxu ñaata hectare la fa am bëri na. non waaw mais feneen la ko am. feneen la ko am waaw am na ko feneen ci kaw xeex lañ ko defal ba léegi mu ngi xeex ne foofu la waroon a am mais loolu bu fekkoon ne tesewuñ ak maire bu am yërmande ci baykat yi. ne du laal suufu baykat parce que nag pour nga doon maire ci gox li jiitu mooy nit ki li mu am da nga ko koy téyeel gardeel ko ba bu ko jox. lu nga ko mën a utili pour indil ko ci gox bi ay partenaires ay nangam nga soor ko def mais li fi ne nga jël di ko joxe ji loolu maire bu ragal yàlla du ko def loolu nag moo ñu suturaal ñun xëy na ci gox boobu ba maire boobu loolu moo ko dal joxewul suuf boobu mu téye ci mais ba fii ñuy wax ak yow am na ñeneen ñu ko topp te loolu da doon am harcèlement ci côté bu ne ba ñu taxaw ci taxaw bu am solo léegi loolu du projet bu dañ keneen ku fa nekk bu du melut comme ni maire boobu mel dañ koy forcer jël ko te ni mu amee ci gox boobu noonu la amee ci yeneen ñu ngi dégg yeneen ñun dañu am lu bari ñu ñuy wax seen jàqaar ne dañoo jàq ci suuf bi nga xam ne moom la ñu war a bayee ni ko nit ñi soxlawee te kenn xamut maire yi lu tax ñu mucc ci ñenn ñi am na ñu muccul mais ñeneen ñi ñëw lan moo tax ñuy def ñuy demande baatu askan bi fan lañ jëlee xaalis bi lan mooy seen projet lan la yooyu yëpp dafa doon loo xam ne dafa doon leer te leerul dafa war a leer te foofu bu kenn ci ñoom xalaat moom laa doon wax ne buñ xalaat na tey dinaa gis El Hadj Malick moo dëkk ci gox bi ay qualité am doyuma waaye peut-être parti ba mu bokk ko na ca kaw doyal naa ci ku fali ki fi nekk kii laay folli fal force te xamoo comme moom mooy kan ak la ma ko tax a jóg jafe-jafe boobu moo nar a am mooy li ma lay wax ne ñu ci bëri danañ samp ay ndaw ci goxaat yi te xamuñu ñoom ñooy ñan te danañ leen woteel c'est parce que ñoom leen tiima tax ñu leen di woteel mu indi benn njeexital ak benn problème bu rëy beneen bu mooy ci ñun waa monde rural bi xam nga ne mënoo dem ci dëkk amuñu courant amuñu fuñ faju amuñu yoon buñ dem jafe-jafe boobu yëpp boo ko boolantee kii ñëw pour war a dagaan baatu askan bi au moins di nga xalaat ne même bu fekkee ne loolu bokku ci lu weer maire war a man mais dina def ay démarches mu jaral ko lu mel au moins mu jàppale leen si taxawu leen accompagner leen ba nga mën a xam ne dina ko mun a def mais aussi buñ demee ba nga xam ne seet jaayam gerte bi dafa jot ak biir ne yu mel ne dafa am taxawaay yoo xam ne yàq mii di feeñ ci diggante baykat ak sàmmkat bi mais dafa am li ñuy génn naan le 25 décembre lañ koy génnee le 25 janvier mais yu ci bëri ci ñoom dañuy mànkoo déggoo ak yenn chef de village waaye déggoo aussi ak ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi loi boobu duñ ko respecté te yooyu dañu war a ànd toog aakimandoo ko département par département ba nga xam ne am na solo fii bu fi heure bii nag yi nangoo dugg beneen heure bii duñ fa dugg très bien alors Bassirou mbirum jaayum gerte gi commercialisation bu jëm ci wàllum arachide bi jamono ji mbir mi mu ngi jaar yoon ndax gis nañ fan yi rek si le gouvernement face à la presse ministre de l'agriculture et de l'équipement rural di Moussa Baldé encore une fois ni mbir mi RAS rien à signaler Sénégal jamono ji lépp macha allah ci wàllum agriculture. bokkuñ ci gis-gis maag moom. yéen yow daal doo mos a bokk ak gis-gis. non bokkuñ ci gis-gis respecté na ko nag. oui li tax. toog nañu waxtaan. nit la bu nangu dëgg. très bien buy affronter aussi di argumenter. li mu nekk gëm na ko aussi day déglu nit. donc macha allah loolu ñu ngi ko ci bàyyi xel te di ko ci féliciter. mais du tee ñun àq ak yelleefu baykat bi kese moo ñite xam nga campagne bi gën a bon mooy bu ren bi. déedéet waaye malgré tout net bi gën a bon ren la campagne bi gën a bon ren la. li tax mooy ñun dañoo jóge woon ci 250 ñu xeex bay jaay ba 350. Diagne Fada ñëw fi ak i nitam. dafi pexe depuis 2019 ba léegi directeur général bu Sonacos. dafi pexe moo ki nitam ba ndax état ba mu delloo soit 250 yi yemu ci mais ñun gisuñu. kon 250 yi arrangé wu leen. xaajut ba ñuy arrangé ñun def nañu fi marché bu mag. oui ñoom ñu gis ñu noonu 500 francs la ñuy jaayee suñu kilo. mais 500 est-ce que mais ñun ëppul ñoo nag xam li tax ñoom ñu ngi calculer seen produit ci ay. mais 500 bëri na de Bassirou. waaw léegi saako engrais bu doon jar. benn 7000 francs di jar 17000 francs bari.
ah bëri na kay. kilo gerte bu daan jar 400 francs nga koy jëndee 1000 francs bariwul. bëri na. nawet boo daan am fukki bëri ko exemple wala fukki tonnes nga am ñetti tonnes ñu tuutiwul loolu boo ko calculer façon boobu boo jaayee kilo gerte bi dafay loolu dafay. mais taxe bi nag amul benn. taxe bi loolu président dina ko. mooy dindi na ko justement mais amul woon na benn conséquence si yéen. non man amul woon conséquence benn problème parce que bëgg naa aussi suñu réew am fulla ak fayda ba nga xam ne fi jógee dina am benn njeexital boo fii des seul lenn laa bëgg a wax ñi fi des xam ne dañuy bëgg di tàmmu waxal nit ñi ne pour nga doon patriote économique mooy da ngay jaayee ci sa biir doog yi. waaw lu ñuy wax naan patriotisme non man dama koy weddi ci kaw diggante. patriotisme non économique gëmoo ko man patriote ci côté boobu. dama koy assumer aussi parce que man maa xam sama produit sonn ci. baykat sonn bu bëgg a dee. opérateur jógee fële di tëdd di nelaw boobu bés na mu ëppale la dama lay jox benn exemple. bu fekkoon kii exporté dafa ñëw jënd prix bi gën a tuuti. 300 francs te ñun ñëpp xam nañ la gën a tuuti li muy jëndee 325 la jàpp 350. mu ñëw bu jëndoon 300 francs moom kii exporté tey ñii ne fi tey prix bi boo ko yëkkatee ci 250 la état joxe mais bi gën a kawe mu ngi jëndee 225. ñi ngi jëndee 200 de mais 250 léegi diggante 225 ak 300 francs 75 francs par le kilogramme li état au Sénégal wax na moom lañ am ci gerte soo ko calculer ñoom Sonacos ñu ngi lekkal 120 milliards ñun baykat yi. 120 ci année wu ren bi kese. 120 milliards téeméeri milliards ak ñaar fukk ci xaalisu CFA. te dama la jox exemple loolu bëri na de Bassirou. dama la jox exemple bu ndaw rek dama na la. su fekkee sax xaw naa yëkkati ñoom li ñu jëndee ñi ngi jëndee ñeent fukki dërëm par kilo. man du ma wax loolu mais bu dee jëndee na ñeent fukk ak juróom kii ñëw di jënd si bu dee juróom-benn fukk li gën a gàtt daan na dem ba juróom-ñaar fukk mais ma yemale ko juróom-benn fukk. diggante ñeent fukk ak juróom ak juróom-benn fukk 75 la par kilogramme. oui boo ko calculer parmi li ñu wax ne loolu la ñu am ci gerte 1,6 million tonnes. oui daf lay jox 120 milliards. 120 milliards te loolu Sonacos moom dafa def directeur de statistique Sonacos yi am na solo moo def pexe boobu. ba tey ñii di exporter kenn seenu leen fenn. moo ko def gis nga ñi koy jàppale tey sonal ministre bi di sonal président mooy ñi di opérateurs yi seeni suq rek ñi ngi lekk ci ñun 40 milliards. nan lañ koy defee dañuy war a ñëw ci baykat mais Bassirou li ngay wax ni doy na waar dañuy war a ñëw ci baykat bi jënd gerte bi ñu jënd ko 250 état nee na prix bi du gën a wàcc. ñu ñuy jëndalee 225 diggante 225 ak 250 du 25 francs. 100 kilos yi du 2500 une tonne bi du 25000 boo ko calculer ci 1,6 million yu ñuy wax da lay jox 40 milliards. léegi opérateur bi mu ngi jëndee juróom te rek mu ngi wàññiwaat sax ci suqam bi de ñaar dërëm bi mais loolu garaaw bu dee juróom fukk bi ñu ko wax na ko jëndee dem yóbbu ji prix karaw usine fële ca usine ba mu jox ko Sonacos su jaayee 298 bi muy jaayee mu ngi am 76 milliards 800 millions moom opérateur bi opérateur boobu mooy ki nga xam ne mooy sama doomu bàjjan mooy sama doomu après moom mu dugg si moo nekk ci biir dëkk bi kooku mooy ci poosam la koy def te ci baykat bi la waroon dem kooku nag mooy ki nga xam ne man moom ñoo bokk ndey ak baay moom moo yor casquette opérateur waaye mooy politicien bi mooy conseil ministre bi mooy nangam mais ba kañ te boo waxee mën na la baykat la li ngeen di wax amul te lu lay lekk ci baykat bi ñun baykat yi ñu ne la toog di xaar loolu léegi président xamut loolu wala ministre bi daf ko xam wala lan te bu opérateur yi bu kii bi ñëwee joxeem jiw yi ñëwee xam nga wax naa la léegi ne li ñuy ñàkk mu ngi toll ci 10 milliards ak ñaar fukk. oui 120 milliards. état au Sénégal du 40 milliards lañ doon jox ci jiw ak engrais. mu yokk ko sax parce que Covid bi tax muy 60 milliards. wala yow boo ñu jox jiw ak engrais ci 60 milliards. ba pare bu ñu béyee ba pare nga nanguwaat ci ñun téeméeri milliards ak ñaar fukk maanaam double bi waaw du tee li ñuy jox. Bassirou te bañ ñun bu nawet wàccee. mu jël li muy subventionné. loolu ko joxe ci nga xam ne. borom cartable yi dem ca yeneen kii yi ñoo koy jël. mu teg ko ci li nga xam ne mooy programme bi te Sonacos mën nañ ko yërëm ñu ne lii lay jëndee ak léeg-léeg juróom fukk lay jëndee état du jël 75 francs teg ci du nekk 325. Bassirou maa ngi est-ce que 325 yooyu ko amul kilo gerte. mën nga koo jaay ji. ca tax moo jëli ji dem ñu tegal la. am na solo ak juróomi nga jaay ko. maa ngi lay gërëm baax di la sant Bassirou. maa ngi lay fay bu baax. mu nekkoon Bassirou Ba nekk paysan naka noonu Bassirou Ba mu mu jiite mouvement bii di aar suñu moomeel mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Dami moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi ba Marsène ak Rosa Goudiaby naka noonu ci caméra yi Augustin Mandang ak Ousmane Niass jaa ngeen jëf.